أصبح من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد راهي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحبli bi jeex ma te seen jaman maay waaw maa ngi nuyu suñu frère chrétien nuyu bu kawe di nuyu bu sell mbokk jullit yi te nuyu bu tedd taalibu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul di yeesal suñu yaakaar tey ëllëg si sëriñ bi vidéo bu gàtt laay def rek pour alerter sénégalais yi ba dafa am information yu ma jot ñu ni ma ni que fi ñu toll nii Sénégal dafa nekk si watch list fi nga xam ne c'est au niveau de certains ambassades fi ñu toll nii ñu ngi bëgg a émettre note diplomatique sur leur site internet pour dëkk yi nga xam ne war nañu def attention si les prochaines 4 semaines pour destination. Deuxième note bi tam bi ma dégg ni fi ñu toll nii waa Nations Unies fi ñu toll nii ñu ngi tàmbalee bëgg jëm si lu jëm si wàllu mettre sous pression le gouvernement sénégalais sur revoir conditions d'élection dem si élection yi. kon donc man dama je trouve que c'est une victoire des khalifistes fi ñu toll nii waaw du ma si boole karimiste yi parce que dégguma leen fenn dañu mel ne ay nit ñuy nelaw te yéen yaa ngi war a fital Karim yéen yaa ngi war a may fit Karim fi ñu toll nii tàmbale yi yëngal balaa muy ñëw mu ni ñii di dee si tali bi te egg ma sama ngor du ma may fi ñu toll nii te mi ngi waaj mais yéen yaa ngi war a gën a may fit ba su ñëwee Macky Sall fi toll soo leen yëngalul Macky Sall dafa naan amul ko topp mais soo ñu yëngalee comme ni ngeen bàyyi seen yëf civilisé yi moo jeex ñu daan ànd ak Abdoulaye 88 ñooñu la ñu bëgg a gisaat xanaa deret ñooñu juguñu leen jugu leen yéen karimiste yi fi toll xalifiste rek la ñuy dégg Dakar rek la ñuy dégg bu dem Louga dafa war a yëngu Mbacké dafa war a yëngu Ndiarème dafa war a yëngu sous préfecture ak préfecture yëpp war a jeex fi ñu toll nii Macky Sall il faut mu am problème étatique fi ñu toll nii nañu disperser armée bi disperser police bi disperser police bi léegi nag on doit attirer les médias internationaux pour mu gaaw note diplomatique yooyu ñu émettre ko le plus vite possible Nations Unies sur le plus mu yónnee commission le plus vite possible fi ñu toll nii parce que tractation yi la nekk fi ñu toll nii te li koy mën a maye fi ñu toll nii pour loolu mën a gaaw le plus vite possible mooy dëkk bi yëngu comme Venezuela les Vénézuéliens amuñu maam Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall amuñu Serigne Touba amuñu maam El Hadj Malick Sy amuñu maam Seydina Limamou Laye déedéet mam Bu Kounta Ndiassane Cheikh Saad bu mag ba Cheikh Sidiya Baba ñooñu xaadari yu baax yooyu ñooñu amuñu leen te ñu ngi xeex pour seen réew amuñu héritage bi ñu am kon boog ñun ñu am xeexkat yooyu ñu xeex suñuy maam xeex ba tëdd ñoom seen i maam vénézuélien seen i maam dañoo nekkoon ay ñoo xam dañoo coopérer ak espagnol yi di liggéeyal espagnol ñun suñu maam dañu bañ seen i ngëm-ngëm dañ leen ko dindi jox leen ay turu espagnol ñun suñu maam bañ ñun ñu toog fii ñun toog naan dañuy seral ak à partant cette opposition wu ñàkk jom passif soo leen koy seet dem leen toog yéen waxtu wi daaw Macky Sall taloon na leen di toog di def ay conférence di toog si ay salle climatisée di def ay yéen ay wax ak ay costume yooyu waroo leen force ay jean ngeen waroon a sol ak ay soulèvement débardeur nekk si tali bi comme xalifiste yi su fekkee ni ko peuple bi vous attendez cette opposition de merde toogoon tey si salle boobu da ngeen di nax seen bopp parce que bi ñu toogee si législative ngeen wax Abdoulaye dafa màgget du jiite liste bi toog leen léegi Abdoulaye Wade seen bàyyi ñëw jàngal leen nu ñuy xeexee kon ko fàtte ngeen la dañ jàngoon 88 yéen tey yaa leen waroon yëngal seen gox yëpp seen fief yëpp léegi nag stratégie bi may joxe giñ ñaa ko billahi wallahi taalihi wal kitab bakk Cheikh Ahmadul Hadim mi nga xam ne mooy suma yaakaar tegal ak Cheikh Ibrahima Fall xam suma fay si loxoom la ko suñ Tuubaa teg ñaan bu mu gisante ak moom soo leen ko jaaree da ngeen di daan Macky Sall day daw xam nga ban stratégie mooy lan nañu disperser police bi disperser armée bi étudiants yi fi ñu toll nii ne université yëpp na tëj ak lycée yi na étudiants yi université yi jiite parce que votre avenir la France l'a déjà scellé mooy étudiant bu génn ci dem di jàngi France yow yaay fay pour étudiant français yi di jàng seen droit d'inscription seen droit de frais de scolarité gis nga dañ koy augmenté loolu yëpp Macky Sall su amul fulla ak fayda ak pétrole bi mu may Total ak bi mu may français dañ ko naan Sénégal yi dañ leen ko exempté kon donc li ma leen wax xam nga moo yar bu étudiants yi nañ xam ne fi ñu toll nii on a besoin d'un nouveau gouvernement boo xam ne pétrole bi mu may Total lay nanguwaat ne suñu étudiants yi na leen si fayal ay bourse kon li ma leen wax na école yi tëj arrêté parce que ak Macky Sall soo leen jàngee ba noppi tamit ay français ñooy ñëw ñu jox leen poste yi ñuy liggéey comme terre bi ñuy gérer science bi yéen ngeen nekk au chômage doon ay jàmm di yanoo kii di def barindi na école yi arrêté étudiants yi dugg si waa yéen waa région yi dugg leen si préfecture ak sous préfecture na doon seen cible ak département yi service yi léegi nag yéen waa Dakar fi tàmbalee Rufisque ba Dakar li ma leen ko wax cible na ku nekk xoolal cité nouvelle cité de Diamniadio bi bu mu egg investisseurs yi loolu lañ xool ay milliards investisseurs étrangers ñoo def soo leen ko laalee xoolal gars yi danaan Macky Sall jugal suñu xaalis day naaw terre bi France daf si def xaalisam soo leen laalee terre bi ni ngeen def dem dikk yi dem leen def ko terre bi Auchan ak Total na doon seeni cible lan leen les intérêts français et les intérêts des investisseurs étrangers qui sont derrière Macky Sall disperser leen ful bi
en attendant na action yi tapkale rajaxe tàmbale nga xam ne Abdoulaye Wade su ñëwee day doo coup de masse bi mu jeex 1 million 2 millions et près il faut nit ñi lan la ñu soxla am nañu fit bëgg nañu song mais leadership lañu amul yambar yi nga xam ne nag ñoo tekkoon tey sa saal ba di wax toute personne confondue yi ñëpp nag laa wax heure bii 2012 Moustapha Niasse ak Macky Sall ñi ngi menacé coup d'état di sànni ay xeer ba nar a taali place d'indépendance ak assemblée nationale yéen ngeen di toog ñu wax leen ngeen di toog di naan ay conférence ak naan ay recours maire Abdou Mbaye yambar bu rëy boobu naan ay recours mais yéen yaa ñàkk jom seen maam yi suñu defoon nii di ngeen tudd seen tur yi dama ni xoolal bu la ñu mel ne kilifa ya nekkoon bureau ndax xoolal génn leen suba yéen la ñu dénk yéen yaa leen bëgg suñuy kàtt génn leen ngeen wàññi ndax ay borom yi fit ngeen yëngal leen Khalifa Sall nag yéen man dama ni si yàggee man mi ma simmi parce que Karim yi toog kenn déggu leen ñu naan dañuy xaar Karim yëngal leen Karim gaawal ñëw bi yëngal leen stratégie bi nag moom mooy fi investisseur étranger yi def seen xaalis moom muy TER bi moom muy Cité Diamniadio bi moom muy Dakar Dem Dikk yi muy Total muy Auchan nga doon seeni cible ak sous préfecture yi léegi nag soo leen mënul tasaaroo leen parce que sinon dañ leen wër ak affrontement yi daf leen perte loo temps soo leen tasaaroo lay gën a efficace soo leen demee ba loolu yëngatu média bi léegi note diplomatique yaa ngi tàmbalee génn fii ak une semaine di ngeen gis si ambassade yu bëri ñu desee note diplomatique ak Nations Unies fi ñu toll nii ils vont amener des observateurs pour élection yi ñu reculer ko fi ñu toll nii avec des observateurs internationaux avec la traçabilité du fichier. Je vous dis, cette lutte, n'attendez pas l'opposition, que la jeunesse se lève, c'est votre destinée et là c'est celle des générations futures que nous devons prendre en main. mbir mi suñu bakkan la ñii naa man nag egsi ma fa ñëw ma xumay ne ba muy xeex ak Cha dafa am wax man sama waxtu su egsee Sénégal naa fa dugg ma gisaal li ma koy xaaral asa gis nga Gambie fi mu ba sama biir xoolal sama yaay sax dañ koy déglu téléphone ba sama biir samay tool sax dañ ko infiltré pour di ma espionner yow ñi fi ñu toll nii xam nañu ki ñu war a wàccal kii li gën seen mbir mi ngi egsi yéen opposition bi nag yéen lii seen ñàkku jom la ngeen sol tey ay cravate ak costume di toog di def mais doo leen wàcc ci suuf bi jënoog Macky Sall ngeen mer yëgal jeunes yi heure bii moom mi ngi ko doon def ak Moustapha Niasse yor ay xeer qu'importe loo leen mën a wax Macky Sall am na mérite li mu bëggoon jaaloon na ko bakkanam joxoon na ko muy menacé teg sur le terrain ne Abdoulaye Wade da koy génn ji palais yéen seen wax yi diplomatique yi tapet yi génn leen ko ngeen song génn yi jeunes yi ils veulent de leadership ku am fitu Abdoulaye Wade bi ñu amoon 88 nu ko Abdoulaye Wade defee su Castor yëngatoo da ngay gis Blaise Diagne day yëngatu su Blaise Diagne yëngatoo de la force yëngatu nga xam policiers dañuy tas dañuy jànnaxi ils peuvent pas l'armée dañoo mujj def couvre-feu ne bu kenn gënati couvre-feu su amee rek gañe nañu Macky Sall parce que investisseur mais balaa ngeen koy def il faut soo leen laalee li ma leen wax gii ñaat naa ko si Cheikhul Khadim soo leen laalee Diamniadio laal TER laal Auchan laal Total xeex bi léegi mu dakk léegi Macky Sall takk li muy wax bàkkeb Cheikh Ibrahima Fall li muy wax su du dëgg vidéo bi dañ ci nangu dëkk cible yooyu laal leen ko léegi Macky Sall reculer kon mot d'ordre bi mooy nañu jug songu ñooñu fi balaa fii ak le 24 janvier di jot na Macky Sall def recul ne liste bi nañ ko revoir appeler à la discussion te bu mu ñëwee discussion na nga ko ni soxla ñu discuter ak yow on veut des observateurs internationaux te du ko jeex parce que ñoom ñu ngi si yoon bi kon wàcc leen sur le terrain loolu laa leen wax jaa ngi noonu moo gën ngeen nekk fii naan da ngeen di toog di conférence de presse bëgg ay micro ak i cravate ak salle climatisée wàcc leen si tàngoor bi ak si pneu yi ak si saxaar bi waaw loolay ngóorti na jeunesse bi déclenché xoolal waa UGB ndax nañ ko paralyser waa Touba génn Mbàkke nañ génn Touba fii Serigne Touba fii rëddub Touba bi ñëw Mbàkke ba Njaareem paralyser ko waa Thiès waa kër waa Idrissa Seck paralyser Thiès waa Rufisque tàmbalee fi Rufisque Diamniadio ba jëm si ba Dakar bu dara yëngooti Macky Sall na dëkk bi paralysé c'est des pertes en milliards suñu paree si ñooñu après nag ministère yi siège ministère yi ak siège koñ bu nekk APR ko ko fay yëngul na waa koñ bi dajaloo génne ko koñ bi APR ak Benno Bokk Yaakaar waa koñ bi opposants yi nañu dajaloo génne ko koñ bi xeex bi foofu la nañu tasaaroo stratégie bii ma leen di teg vidéo laa def sama tur ngi nii mooy Cheikh Ibo su wàcc su bismillah bàkkee maam Cheikh Ibrahima Fall su jàll ma xàcc yoon suñu tubaab def leen stratégie bi tasaaroo la leen song cible yooyu Macky Sall l'armée ne pourra vous retenir Venezuela noonu la ñuy def Venezuela noonu la ñuy def fi mu toll nii donc xeex bi foofu la kon nag fi mu toll nii note diplomatique yi ñi ngi tàmbalee génn assemblée fi mu toll nii Nations Unies ils sont inquiétés par la situation au Sénégal attirer les médias en faisant des actions ciblées parce que nos droits de vote la transparence du fichier les tenues d'élections équitables loolu la ñu soxla te loolu comme la constitution a été instrumentalisée la justice a été instrumentalisée au service de corrompus politiciens le langage de la rue devient notre loi devient notre constitution devient notre code civil
kon donc descendons dans la rue, n'attendons pas Wade, n'attendons pas Karim, ñu ngi si yoon bi ñoom suñu ñëwee dañuy eggale mais may leen fit ñoom ñu egsi nañu gis fougrasse bi nañu gis dangar gi nañu gis patriotisme nañu gis bëgg gi nañu gis jaayante gi teg leen ko si foofu la dara du leen si fekk Macky Sall day daw tapet la moo xoolal bu jot ay tapet ak ko wër balaa tuuti rek seen ñu xet ba góor xi leex teg leen ko si yéen waa Karimis nag yéen gàcce nga laa ma doo leen ko dégg ndaxte waa xalifis rek ka fi nekk di yëngal nga naan da ngeen di déglu mel na ay taalibe jug leen yëngal may Karim fit ak papam jaa ngeen jëf